juste une question benn question laa la may fàtti en attendant ngay journal balaa muy nuyoo ba ñuy waxtaan ma koy jox samay question yow jox ko benn question très rapidement. très bien Wally Seck ñu ngi lay nuyu di am mbégte di jàkkaarloo ak yow. Peut-être bëggoon nañu xam rek jamono ji sa carrière fan la toll ak fan nga ci bëgg a àgg parce que gis nañ quand même nga jóge ci benn spectacle bu am solo fële ca diwaanu Kaolack confirmation bi kenn waxatu ko. ñu bëggoon xam rek fi mu ne nii fan nga toll ci carrière bi lan ngay préparer ci décembre bi ak itam sa ëllëg engagement lu jëm ci wàllum yeneeni mbir fii ci réew mi. waaw Faty maa ngi lay nuyu di nuyu sa alaaji sama soppe bi. ñu ngi lay fay. Bon boo nee sa carrière fan la toll ma actuellement bon je peux dire que maa ngi doog a tàmbale. maa ngi doog a tàmbale di gis buntu yi nànk-nànk. alors ñun ku ne xam ni décembre suñu moment la. muy moment artiste yëpp. donc actuellement on est busy vraiment on a eu à faire des dates yu passées des na yeneen dates yu war a ñëw projet yi bari na yaatu na. Actuellement li may focus mooy sama grande date bi nga xamante ni mooy grand bal des Faramareen ci lañ jëm nii donc mooy li nga xamante ni nag moom laa gën a focus because of dama war a dem Gambie le 24 25 26 bu loolu weesoo moom maa ngi focus ci bal des Faramareen bi à part loolu y a des projets y a beaucoup de projets album bi mi ngi war a génn album mbalax bi après album international bi génn incha allah. Voilà. Bon mu ngoog donc loolu mooy tontu bi ñu ngi lay gërëm bu baax Mame Faty bàyyi la nga àggali liggéey bi on va te retrouver bu 13h jotee ci journal wolof bi Wally Seck ñu ngi lay nuyu béggati nañu ci teewaay bi ci télévision Futurs Médias tey nga ñëw seet si ñu ci Midi Plus man bi may préparer émission bi li ma njëkk a tiital mooy date yu bëri yi c'est-à-dire la question que je me suis posée ak sa équipe yi mooy kañ la Wally di noppalu c'est-à-dire fi événement wu datu 2022 yi sax commencé nañ ko jàpp nii dama lay bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi d'abord. ak internautes yi. laataa ñuy tàmbali waxtaan bi. waaw Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu Sénégal yëpp à travers la TFM di rafetlu invitation bi aussi. yow toog ak yow fierté la parce que lii nelaw ci nit da nga koy yee. c'est très très important ñu wax ko vraiment. kontaan naa tey teel a yeewu ñëw pour jàkkaarloo surtout donc ñun ñoo gën a kontaan parce que dañuy am toujours ay invités. mais bu ñu amee ay invités genre man ak ñi may liggéeyal rek quoi mais depuis que tu es là presque tout le monde est sorti loolu mooy wane encore cofeel bi nga xamante ni mu ngi ci sa diggante ak sénégalais yi des fois doo toog ba mu yàgg nga ni mais attends sénégalais yi lan laa leen def. lan laa leen defal. ba ñëpp tollu nii ci man des fois du la xaw jaaxal tuuti. waaw mais ça fait plaisir neex na ci xol baax na mais aussi poids la. poids la sànq bi may ñëw gis naa Abou Bilal ak équipe am ñu. accueillir moom ndeysaan vraiment ma am ci contentement bu rëy noonu la poids la. poids la vraiment poids la mais fierté la aussi. mais poids la moo attan parce que yaa ngi koy gérer tant bien que mal li ngay xale yëpp. yaa ngi koy gérer. non parce que tu n'as pas droit à l'erreur. waaw. et que lu ndaw rek dafay affecté. waaw mais ça se comprend aussi. voilà parce que bu bëgg gi ak ni mu nekkee poids. waaw parallèlement itam du la baal dara. waaw loolu la bu la 100 bëggee 200 bañ sax dafa neex. parce que am na ñi la bëgg. rawatina nag ñi nga xamante ni ñi la bëgg mu ëpp fuuf ñi nga xamante ni nee nañ jëleet. donc. ma leen di gërëm rek waaw. dates yi bëri na événement yi bëri na décembre daanaka sa weer la donte tout le temps sa temps la mais décembre bi daf ci rawati ren mooy sa premier Noël premier fin d'année premier mois de décembre boo dund sans sa papa. qu'est-ce que ça te fait. waaw papa Thione moom def ñu ko def c'est normal dafay toucher ñëpp àdduna yëpp. bon on essaie de faire. def nañ ko tabaski def nañ ko yeneen i fête yi ñëw. on va essayer. ça va faire mal ça va piquer à chaque fois bu bés amee rek fête am. ak retrouvailles c'est normal c'est tout à fait normal. mais alhamdulilah. mais ban genre papa la woon ci ay décembre nii jëndi cadeau affaire yooyu noonu. waaw moom nag xam nga moom roots la woon. roots la woon. moom. dafa nekkoon nit boo xamante ni vraiment
il était trop modeste ci li muy dundee ak waa këram. waaw moom Baye Fall la woon sax laay mën a wax. moom yooyu moom néew ci woon quoi. néew ci woon xanaa jaaga comme jaaga ko jàppoon ci poñ xam nga xam naa jaaga woon noonu na ko laal ay cadeau tout ça là. mais ñun ay doomam ñoo doon joxe cadeau ñoo ko doon jox cadeau. yéen a ko doon jox cadeau quoi. en fait pourquoi mooy bi parenthèse bi dañu nekk décembre. xale yi ñu ngi vacances. et que ñoom ñëpp ñu ngi seetaan. xale yi dañu lay xëccoo ak mag ñi. muy say morom ak ñi nga mag ak ñi la mag ak ñi toll comme yow. nga nekkoon xale bu terrible il paraît. si. xale bu metti nga woon quoi. waaw. te am na ay xale yu metti yu ñuy seetaan. waaw mais loolu xale bu lu ñuy wax xale ko ci yàgg dof. ah c'est normal jeunesse moom ak enfance. nit da koy dox ba mu mat après boo day jàll. c'est tout à fait normal mais généralement ñi xumb bi ñu nekkee jeunes yëpp bu ñu màggee dañuy ker. dañuy yaru quoi dañuy ker waaw dañuy ker. mais li ci ëpp solo mooy boo nekkee xale nga am tuuti am ko ragal. yaa man dama ragaloon suma yaay trop. si ay nga gënoon ragal que sa papa. parce que suma papa amoon jot. man suma yaay laa ragaloon. maanaam yar bi yëpp sa yaay la woon quoi. waaw moom ci fi nga koy defee la koy waxee. ak loo mën a def nag. mais terrible bi yëpp ak métti bi yëpp c'est-à-dire bu ma gisee nit ci di wax Wally Seck dafa baax bi nga juddoo ba tey da nga am jikko bi nga yore générosité toujours je raconte aux gens daan toog moom sa pap yalwaankat yeeg waa koñ bi ñëw di ko gërëm si. ci ceeb yi mu leen di jox ak ndekete yow yaa daan sàcc dundu kër gi di ko yóbbul taalibe yeeg ñi ko ñàkk ci mbedd bi. su ma laajee dañuy su ma la waxee jox leen ma jox ñi dañuy wax ñoo jox nañ leen ba pare. ok donc dama ko daan jël ma jël ko. mais loolu tooñ la da nga daan tooñ sa pap. waaw loolu moom kii la moom jël la moom waaw jël la moom dama ko daan jël. su ma ko jëlee ma wiiri ma ñu jox leen ko. ne leen paa bi ñoo leen ko jox. ñu dem ñu kontaan ñaan et bon. donc bàyyi woo ba siiw ba mën di dimbali da nga judd rek màgg ci jéem a xool naka ngay débrouiller pour aider les gens. waaw man dama teel a ñeme engagement moom. waaw man moom engagement dama ko teel a ñeme. waaw mais noonu la góor yàlla noonu la war a mel. dafa war a ñeme dafa war a yenn am na ñoo xam ne lépp pour ñoom la mais toi toujours quoi waaw loolu yaa ngi joxe yaa ngi dimbali. loolu moom mbindu la rek. mën naa wax sax mën na nekk défaut mën na nekk qualité. waaw mais. mbind la rek. du looy teg sa bopp yàlla moo la koy teg. waaw. bi nga màggee ba carrière bi tàmbali nga mel ni nga ci mel actuellement bokk actuellement ci nekk xale mais nekk icône doo icône u Sénégal kese parce que dëkk boo wàcc ñu xëccoo la ba ki démb dem nga Amérique dañ la fay xëccoo boo demee Côte d'Ivoire dañ la fay xëccoo Gambie gi daa mel ni yaay seen yow rek la ñu am comme star. waaye carrière bi itam dafay ànd toujours ak ay concurrence. Wally Seck ak diw. Wally Seck moo daa xaw a Youssou Ndour. Wally Seck moo daa xaw a diw. concurrence yooyu noonu toujours nit ñi di waxtaane muy jur ay polémique yow lan moo ci sa avis. waaw loolu mënul ñàkk loolu fi lañ ko fekk. mais li ci am solo rek mooy yow la personne bi nga xamante ni yow la ñuy tudd. nga nekk ku yaru. ku responsable. di bañ a wax toj. ba def tout ba ki ngay sa nawle yi nga nekkal boo dajeek ñoom doo sëgg. c'est très très important. loolu kese la. loolu moom mënul ñàkk am na ci télé am na fépp. am na fépp et puis loolu dafa baax sax day dundal musique bi te day tax nga am jom. waaw day yokk jom quoi. mais c'est quoi lan mooy sa rapport ak yeneen artistes yi par exemple. waaw man xam nga man nag moom mën naa wax sax man maay rakku artistes yëpp. waaw maay rakk artistes yëpp maay doomu artistes yëpp amul problème. maa ci gën a cuune xam nga maa ci gën a nul maa ci gën a cuune maa ci gën a you know. amul problème. amul problème. je peux être le dernier amuma benn problème boobu tant que je vis mon art tranquillement maa ngi dund sama art tranquillement et yàlla nangul na ma li muy def am nañu ko bëgg. seen xol yaa ngi ciy sedd. et ça me dérange pas. mais souvent public bi fan si les gens dañu koy dund.
dañuy dund concurrence boobu. waaw loolu moom xam nga mënul ñàkk xam nga li ñuy wax soppe moom. soppe la rek. waaw waaye des fois mën naa itam nit mën naa joxe ay mots d'ordre wax ak xale yi nii ak nii la demee loolu da ciy baax. des fois yàgg nañ ko dégg loolu yàgg nañ ko dégg ñun artistes yëpp ku nekk day relancer soppe yi di leen wax tout ça. mais bon li ci ëpp solo daal mooy yar bi. fexe ba doo wax toj doo wax bomb. doo wax yéen yi. parce que xam nga internet dafa graaw te wax dafay des. waaw te nit moom ak foo mën a nekk rek. ak lu mën a xew. yéen cara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam danañ wax ni boo meree su fekkee da nga taxaw na nga toog. donc mer moom noonu borom la. nit nag mën na mer ci façon bu ne fànn bu ne. mais nga mën a contrôler wu rek. des fois ñu wax luy graaw mais da ngay contrôler wu. it tax nga mer parce que ngay ree rek yow ngay ree di woy di fecc rek. waaw waaw mosuma la gis la mer bëgg naa xam rek. ndax da ngay mer. quoi boo toogee kër ga des fois di nga mer wala it tax da gis benn affaire boo xamante ni parce que nit rek nga. ah oui gis dara dégg dara wala ñu wax la dara wala nga fekkee loo xamante ni daf lay mer quoi kañ nga mujjee mer par exemple. damay mer moom. kañ nga mujjee mer. bon fàtte naa. kon doo mer kat. non si damay mer kay. ah mais nit laa rek. taper sur la table carrément. mais s'il s'agit de taper sur la table je tape sur la table. normalement. je suis un leader. et un leader doit taper sur la table des fois. quand même. Ouais. fëgg ci table ji quoi. c'est bien beneen question parce que man je pose des questions yu ñëw sama bopp nii rek quoi je vais permettre quand même à quelques téléspectateurs dinañ ci tànn ñi am chance pour poser les questions hashtag bi Midi Plus la on prendra quelques questions d'internautes yoo xamante ni bëgg nañu waxtaan ak Wally Seck beneen affaire ñu nekk ci dëkk boo xamante ni dëkku nëbbatu la souvent on parle de sa ay bien sa kër sa ay oto sa ay jama sa ay or qu'est-ce que ça te fait boo toogee ba dégg nit ñi di wax li ngay xale sa am-am kër gi rafet na tabax na ko fële parking yi boo fa duggee di nga fa gis ay maay baax xaw ma maay baax la tudd xaw man xaw ma marque oto yi bi ma yore damaa xëy tey mu panne batterie taximan bee ma masse. Qu'est-ce que ça te fait quoi le fait de voir ça qu'on parle de li nga am. waaw je dis avant tout je dis. boo jëndee oto sax ñu ne jënd na oto. avant tout je dis alhamdulilah waaye Pape. booy dund da ngay def yëf kuy dund. te teraanga na bët la. dëgg la. Papa Thione bi ñu koy dencewu ñu ko oto. déedéet. denc ñu ko kër. denc ñu ko micro. juróom ñaari mètre percal lañ ko suulee. non la mu jotoon am yëpp moom pare na ci. ñeneen ñoo koy jëriñoo. waa léegi man bu ma yàlla defee ni ma def. macha allah. jox ma mu néew mbaa mu bare. mais su ma ci dundul lekk ko su ma dee dama perte. teraanga duna bët la. li baax li pour doomu aadama yi la. pourquoi mu war a ñor ko nangul Neymar wala ko nangul keneen te waruñu ko nangul Baye Cheikh. parce que ñoom duñu ay sénégalais quoi. déedéet ban aadama la ñu wax. waxuñu ban sénégalais. dëgg la de. wala xadd karam naa ban yaadam. waxuñu ban sénégalais wala ban ivoirien. ban yaadama la ñu wax. li baax li pour doomu aadama yi la. Baye Cheikh. nit ki yow mënoo fexe boo yoroon ay milliards. mënoo fexe ba lekk 15 millions par jour yow kese. mënoo koo bàyyi. kilo yàpp 5000 par exemple. bouteille boisson bu mag. est-ce que xamante nga prix. waaw xaaral may sukkand rek. kilo yàpp jarul 5000 bu yàkkee 5500 wala whatever. 12200 non jarul loolu mënul jar loolu. mënul jar loolu. ak bouteille boisson bu mag. yow mënoo lekk 15000. boo lekkee kilo yàpp naan bouteille boisson suur nga. alors suñu borom bu la joxee teranga pour nga séddale la. mais boo séddale it bu fàtte sa bopp. sa bopp weesuwul sa bopp yow sa jëmmi bopp ak sa njaboot. alors c'est très très important. moi je vis tant que yàlla mi moo koy jox je vais vivre. oto bu rafetee pour man maa ko war a dawal. kër bu rafetee pour man maa ci war a dëkk. foofu la sama philosophie yam mën naa tooñ aussi mais tooñkat nga aussi.
ah mais il arrive des fois. nga tooñ waaw. waaye nit la ñu. xëy tooñ. waaw mais nag man j'ai pas honte su ma tooñee ma ne baleen ma. yeah. kan nga mujjee tooñ. ma tooñ ba xam ni man maa tooñ. waaw jaral la nga baalu ko kan la. bon Sénégal la woon loolu. ma soloon benn yére bu am perforé sama jumbax feeñ. waaw yow yére yi ngay sol tam pour lan la waa li fa di pat de fan yi nga jël et puis donc ñuy sonal parce que loo sol ñun sax dañ koy bëgg a sol te man pat defi jàpp ma déjà. waaw mais parce que yow essayé naa ko tànte naa ko taille bi man sama taille mais bi ma ko solee dama ko tegaat de côté. waa xaar dafa am ñoo xam ne taille E la ñu yor. waaw te yow ban taille nga yore. man taille per kamu la yor taille baaxu la yor. donc tu disais sénégalais yi nga tooñoon. waaw Sénégal la woon c'était quoi exactement. dama doon dem ci concert Dof Ndeye. sama xarit ndeysaan. may dem foofu comme heure bi jot na taxañ nañu studio ma daw fa dem yére boobu yàgg naa ko sol mais dama fàtt sol sûrement parce que maa ngi woon studio. ma daw biñ ma photo flash bi day def impact. day wane li ci yére bi ci waaw day ba sama jumbax feeñ mais j'ai fait une sortie wax leen baal leen ma jéggalu leen parce que sama jumbax feeñ na man maa tooñ donc su ma tooñee damay baalu am ma problème boobu mais yére boobu dafa nuru woon ak jumbax out de aussi arrêteel yow non yére normal la dafa am yow Alec tey rek mu neex nag ay yàlla mën a accu pap sa yére bii nga sol moom la bii laa sol bii la waaw dafa naa ko rek xaaral bu noiram bu mel ni bu noiram mais soluma sous-vêtement ne dama ko boole ak seulement. waaw moo gën a wóor. bu ngeen bëggee sax mu summi ko. moo gën a wóor léegi nag soo fekkee da nga def flash. day feeñ. yére bi rek yaram bi day feeñ. waaw yaram bi day feeñ. d'accord boobu dama déconné. et c'est sans le faire exprès quoi. defoo ko exprès non parce que Genève portage Genève yére boobu sol naa ko Genève mais dama sol Suède. waaw les Genève de Dakar nag et souvent nit ci dama ko sol Suède ma Genève. waaw mais feeñ parce que mais bi nga ñëwee Dakar da nga ko sol noonu quoi. sans le faire exprès rek mu tàng mais Suède maa caax yi mag yi dañ ko doon sol bu njëkk. Suède maa caax yi ay ñëw sama maam yi dañ ko doon sol di dem tëgg yi. waaw mais say bën ñoo gënoon a rëy samay bën. non la ay bën yu ndaw la. bon ay bën ay kii je te promets que wallahi la azim. yooyu moo gën a fii gën a ndaw gën a lii moo ko ëpp. waaw mais say bën a gënoon a rëy samay bën bu mooy indil problème. bën bi rëyul. man damaa talul ay déclaration. c'est que lu noir la ma sol ko mu tàppe sama yaram ñu photo ko flash bi. ok mais souvent les gens ils disent que buzz yi am ak coow yi am yëpp yaa koy commandité. waaye man damaa tal buzz. man rek wala man. mais genre coow yi am quoi ils disent que man dama koy dégg ci commentaire yi. dañuy faral di wax barki borom Touba xam nga man moom maa ngi fële. léegi Pape. mais dañuy wax. waaw léegi Pape dama lay wax rek dañuy wax ni souvent. coow yi. yaa koy commandité. lépp ci communication bi la bokk. non écoute su may def buzz. ba bat buzz nag non. dépassé naa loolu yi tamit. dépassé naa loolu. waaye dépassé naa loolu nag. mais du lay commandité. j'ai pas besoin de buzz pour ñu dégg ma Sénégal. quand même non modestie à part bu ma bëggee ñu dégg ma damay def toc dama ne ñu déglu ma. dëgg la loolu la yàlla dogal dama ne ñu déglu ma. waaw ndax loolu mooy def buzz. léegi on va voyager un peu. J'avais même prévu de parler un peu de ta petite famille sa complicité ak sa ay doom ak sa soxna souvent ça fait plaisir c'est-à-dire quand on voit ay vidéo ak sa ay doom barki démb seen naa la nga ànd ak ñoom. dem jëndal leen ay dàll def ak ñoom course ni ko sa baay daan defee. ni ko papa normal di defee cette complicité avec tes enfants c'est-à-dire teguloo sa kanam ni amuloo jot. yaa ngi liggéey tout le temps mais toujours yaa ngi ak ñoom. pourquoi ce choix de vraiment nekk ak sa ay doom. waaw parce que aussi man chance bi nga xamante ni aw ma ko woon ak sama papa. bugguma leen ko privé. te yàlla dogal na sax ñun jamono yi nekk ñun ñoo gën a busy paa yi. paa yi amoon nañ jotu toog waxtaan ak ndaje kër mais ñun amoon suñu jot boobu suñu jot yëpp léegi presque yëpp jot bi yëpp guddi la. dañuy daw lëcc ba suba si. xam nga guddi gi ñu mbalax yi li ñuy am jot bariwul. xam nga mais moo tax man may laajte rek. kañ la Wally di noppal waaw day metti donc su ma gisee occasion dama ci daw. keroog bi may génn dama taal oto yi.
ñii ma leen dugg leen fii ñu dugg leen fii ñu jiitlante. plaisir boobu ñoom ñu am. jaral na ma lu nekk. parce que là généralement lu bëri ci sama yëf ñoom dañ ci profité. xale yi dañuy jàngi am nañ seen chauffeur. dañuy yóbbu ñu jàngi. ah bu ñu duggee sama oto accidentellement la. dafa neex tey nga dawalal leen. ñu ànd ak seen i xarit. seen i cousine yóbbu leen école. yëpp oto yi ñu fees ñu dem. ñu xàppi des fois ma rëccal yóbbu leen école. fan yi gis naa Youssou Ndour di ko def xam naa dina ni fan laa ko gisee. waaye gis naa ne day xëy léegi jël doom yi dugal ci oto bi yóbbu leen école. léeg-léeg mu rëccal yóbbu leen école yóbbu leen école ñu kontaan waaw. et ñëpp nee nañu papa poule nga da ngaa bëgg doom da nga bëgg njaboot. waaw bëgg njaboot moom dëgg la ci man. waaw et c'est normal man dama juddu fekk samay waajur sopp ma bëgg ma teral ma. donc il faut que ma bëgg samay doom. d'autant plus que maam ay xale yu adorable. macha allah macha allah mes enfants sont adorables je touche du bois macha allah. et ta femme comment elle vit ça. waaw moom mi ngi def naka lay dundee affaire yi daal. mi ngi def wàllam. yombul pour moom ah. waaw man yomb waa di kay boo ko yoree doo. ndax xale yi léegi def duñu poster ci nekk léegi affiche profil lañ lay def ñun ñëpp A ba Z. waaw mais bon mag comme ndaw. non mais soxna mi ngi gérer. mi ngi gérer et puis li am solo mooy ki nga xamante ni mooy jëkkëram. jox na ko cër bi moom. teg naa ko fi ma ko war a teg ba Sénégalais yëpp xam ko. nawloo naa ko ba Sénégalais yëpp xam ko. respecté naa ko ba ñëpp xam ko. c'est ça qui est important. et je l'aime. c'est important. xam na ko xam naa ko. mais le reste bon. mi ngi koy gérer mi ngi yore xale yi. et que loolu tax ñu di ko teg ko fi nag. dëgg la de waaw te mu ngi koy matal. mu toog riigu. voilà et c'est pas pour rien ñu ne derrière chaque grand homme. y a une grande dame ku dégg soxna xam ni jigéenu sëykat la macha allah. beneen affaire bi ngay doog a tàmbali ñun fekkee nañu. des fois doo toog ba mu yàgg nga reetaan ci sama classe gi doon wax naan coon daf ñuy imposer doomam. nga dem ba nekk phénomène li ma ne bërki démb waali boo ko bañee bëgg bu ko seetaan ndax il suffit juste benn yoon ngay déglu wala xool da nga koy bëgg par la force yàlla moo koy def nga nekk phénomène doo toog ba mu yàgg fàttaliku démb ak li suñu borom dogal tey. waaw des fois nga toog nga fàttaliku oui effectivement. waaw. parce que man mi dul yow damay toog yenn saa yi fàttaliku loolu ma ne xool yi fi suñu borom. des fois nga fàttaliku des fois nga dajeeg nit mu wax la wax ju daw yaram. nga xool ko xàmme ko xam ni kii waxoon na non mais loolu du problème. loolu méttiwul. fii lañ ko fekk. unanimité moom kenn mënu ko am. waaye léegi tamit nit xëy na aussi tollu moon fu may àggee fii rek ndax man noonu laa ko jàppee. xëy na bi may tàmbalee bi ñu naan day forcé doo moom. def ma woon preuve wala wanu ma leen woon lu leer. noonu laa ko mën jàppee temps boobu tam da nga ñëw dootam quoi njewel saf gi yow tam yaa ñu tooñ de waale. gis nga waaw xam nga Sénégal moom li waykat bi naan soo defee lii ñu ne lële bi ma ñëwee cool. noppi du ma fecc taxaw ba place ñu ne dafa yambar. ñu ne dafa yambar léegi nga fecc ñu ne dafa bànn xam nga kenn xamul Sénégal daal mi ngi noonu rek. Sénégal la ñu noonu. Sénégal daal mi ngi noonu. amaat nañu yeneen question yoo xamante ni bëgg nañu la ko laaj je vois beaucoup de réactions Malick Thiandoum ñu ngi koy nuyu voilà on va dinañu jébbal Wally Seck seen laaj yëpp ak seen ay appréciation parce que Wally Seck alalu mbooloo la. xam naa ni bëgg ngeen waxtaan ak moom mais sachez que émission bi jeexagul on va continuer suñu jàkkaarloo ak moom ba ci kanam en direct ci télévision Futur Média et puis on va retrouver itam internautes yi avec leurs questions seen ay réactions en temps réel ci Midi Plus bi ce sera juste après cette page de pub.